rafetlu seen ànd ak seen kóolute ci télévision Futurs Médias xibaar diggu bëccëg gi mbokk yi nanu ko junjee lañu koy doore Kumba Amath Lo mi ngi ci buumu jokkoo gi Kumba maa ngi lay nuyu. Kumba Amath Lo bu rédaction bu télévision Futurs Médias la ñu fekki ca HLM bokk na ca la ñuy waxtaanee muy nag lenn ca collecteur bu Hann xam ngeen ne foofu nag la ndox mi di jaar dafa am benn pàcc boo xam ne rek dafa màbbu ba indi ay jafe-jafe ñu ne ay dëkkuwaay yu am solo dañoo ko tabax ca kaw ak itam ay makkaani bërëbu liggéeyukaay ak lu ni mel ñu ne nag faaw ñu def ci taxaw seetlu ndax itam bu ñu daaneelut kër yooyu rek kawteef mën naa am ba tax na ca diwaanu HLM am na ci makkaan yoo xam ne dañ leen doon daaneel ñu xamal ñu ne ñett ci ay kër sax dañu leen daaneel foo file mu mel ni dinañ ci dellusiwaat fekki fa Kumba Amath Lo ndax itam kilifa ak ONAS ànd ak préfet bu Ndakaaru ak maire ab HLM ba ñuy daaneel yooyu les kër ñoom waa rédaction bu télévision Futurs Médias ci teewaayu Kumba Amath Lo ñoo leen fa teewaloon dinañ ci dellu siwaat ci biir xabaar yi ñu des ba tey ci xabaar yi wax itam lu jëm ci miirab stade Ngalandou Diouf ba ca Tëngéej dafa daanu njiitu réew bu Sénégal nag daal di fay yebal jëwriñ bu ñu dénk gox yeeg goxaan yi muy Omar Gueye moom la mu xamle rek ne lu jëm ci miir boobee daanu ko tabaxaat ca na mu gën a gaawee Omar Gueye la ñuy teewloo ak Ousseynou Thiam ak Ahmadou Bamba Samb. ñuy massawu d'ailleurs waa koñ bi yëpp waa dëkk bi waa commune bi ni ñuy sant yàlla mooy benn jëye amu ci maanaam kenn gaañuwu ci bi mbir mi amee président Macky Sall yëg na ko yëgal nañ ko mu joxe ndigal ni nañu dimbali waa stade bi ba mur boobu daanu ñu tabaxaat ko loolu ndigalu président Macky Sall la ñu ko jotee ma wax directeur général AGETIP ni ko loo mënti def bàyyi ko yónnee fa équipe ñu daal di jublu ci tabaxaat mur bi donc joxoon nañu ndigal boobu ñoom depuis démb envoyé nañ fi équipe tey jii équipe baa ngi fi gis ngeen ñi nga xam ni ñoo bokk ci équipe bi ñenn ñaa ngi fi tàmbali nañu liggéey bi daañu gëstu étude yi gën ko defar ndax li ñu leen sant mooy mur bi nañ ko defaraat ba nga xam ni ëllëg bu ndox ñëwaatee mur boobu ñuy defaraat bu bees du daanu loolu AGETIP am na ci xarañ boo xam ni mën nañ ko te incha allah daal ñu ci taxaw nu mu gën a gaaw ñu def ko yaatal tam mbedd mi wax nañ ko léegi problème courant bi ñu réglé ko ba ëllëg ak si biir daal jàmm ak salaam bi fi amoon continue di fi am. bu nu jugee Tëngéej dañuy dellu ca HLM fekki fa Kumba Amath Lo Kumba maa ngi lay nuyu. mu mel ni yaa teewaloon foofu ba nuy daaneel lenn ci ay kër loolu nag di kër yoo xam ne dañ leen tabaxoon ci kaw collecteur bu Hann mu mel ni liggéey ba tàmbali nañu ko. aw Fatou ñu ngi fii ci HLM Camp fii nag liñ fi mën a jàpp mooy ni ñetti kër lañ fi war a toj ñetti kër yooyu mooy kër yi nga xam ni ci jamono ji ñoom la yëf yi gën a laal autorité yi ko ci mel ni préfet bu Ndakaaru maire bu HLM ak ñi nga xam ni ñoo jiite ONAS fii nag am na forte présence policière waaye bu fi ñu toll waxaguñu waxu li nga xam ne moo di indemnité nag bu ñu sukkandikoo ci préfet urgence bi moo ëpp solo jamono ji population bi nag jaaxle nañ torop ba tax ñu toog rek di xaarali solution. Kumba Amath Lo ñu sant ko gërëm ko mu mel ni dafa daw ci buumu jokkoo gi di ñàkk ñu dellusiwaat ci suñu yeneen jataayu xibaar ñu des ba tey ci xibaar yi wax itam ci diwaanu Tambacounda conseil régional de la jeunesse nag nee na fas yéene naa jàppal tànk bépp dogal bu tukkee ci nguur gi wala gox yeex gox goxaan yi rek ngir xeex wala boog ngir moytu loolu nga xam ne moom mooy mbënn mi rawatina foofee ca diwaanu Mamakunda Mouhamed Tidiane Diallo jiite googule kuréel la ñuy teewlu kàddu yi mi ngi ko dénk Moussa Oumar Gueye ànd ci ak Amadou Diédhiou. wax ni rek comme d'habitude ñun ndaw li jëm ci wàllu inondation lu jëm ci wàllu aar gàncax gi lu jëm ci wàllu formation nit ñi ci lu jëm ci wàllu nekkinuwaay population bi dafa bokk ci suñu ay mission régalienne donc pour wax la ni rek buñ ci am benn doute ñun ñu ngi jël suñu disponibilité yëpp mettre ko ci disposition état mettre ko ci disposition population yooyu nga xam ne xëy na nawet bi dina dal seen kaw yàq seen dëkkuwaay en tout cas tey am nañu chance boo xam ne ci ndimbal suma ay démembrement dëkk boo gis am na ci ay ndaw yoo xam ne formé nañ leen ci ay métiers yoo xam ne dina xeex ci wàllu mbënn ak
ak yi mel noonu en tout cas dafa laaj nag pas-pas bu mag ak ay moyens yu mag mais nag loo xam ne ci ñun la war a jógee en tant que ndaw dinañ ci góorgóorlu xar ci suñu tànk tubéy def ko parce que loolu moo ñu war accompagner nguur gi moo ñu war accompagner population Tambacounda moo ñu. bu ñu jógee Tambacounda ñu jàll ca Ndar géej ci ni ñu ko waxee woon ci bopp xibaar yi nappkat ya fekk baax foofee ca Ndar di fàttali nguur ak Sénégal diggéeye mu jëloon jongante palub njiitu réew maaju nag ki defaraat bël ba la ñu gis mooy jamonoy atum 2003 ba suñ joon yàlla tey bël ba la mu wan ci ay nappkat seen lim ëpp na ñeenti téeméer ñu ne nag nguur gi bu jëluti dogal daañu wàcc ci mbedd mi ñaawtu lu ni mel dañuy teewlu Mamadou Dieye bokk ca ñoom kaddu yi ka ko taataan di Ousseynou Diop foogal ñu foofee ca diwaanu Ndar gi. waaye dañu gis ni ba élection yi passé ba léegi wax dëgg yàlla gisuñu dara lu fi xeeñ comme ñoom dafa nuru ni ñoom taxawuñu xam nga pour defar Brest Saint-Louis bi ndax Brest bi comme daaw bi ñuy def marché le 3 mars bee nu defoon Brest bi yooyu sax mi ngi rayoon 375 personnes actuellement fii campagne bi terminé ma ngi si 412 personnes. président Macky Sall nu koy interpréter di ko ñaan pour politique am mu viser que si affaire Brestu Ndar bi ndax ñun fi nañuy jaar man nu fi ñàkk bañ jaar. pour nu man wut lu nu lekk ba lu nu dunde wala lu nu dundal suñu njaboot il faut que nu jaar si Brest bi kon nag moom war na man taxaw xam nga gëstu population Saint-Louis si Brest bii xam nga mu taxaw saafara ka loolu nag toujours ñun noonu ka si interprété muy guddi muy bëccëg boobaak léegi nag ñun liñ si wax yëpp bare na torop ba tax na tamit ñun bu nu si bëggee yokkal benn affaire man nu jaar fenn xam nga pour wuti lu nu lekk te bu fi benn gaal suuxee mool accident def si accident nu boole yóotu capitaine bi ni ko ràpp si kose bi kon ñun xamatuñu ban pays nañu nekk président Macky Sall nag nu lay ñaan nga dawali yërmande parce que bu doon affaire politique mu nekk milliards yu bare mu dem si affaire politique dinañ ko sotti ba mu xeeñ xun kon nag fii. loolu nag di bël ba ak jafe-jafe nappkat ya fekk baax Kayaar itam mucc ñu ci ndax nee ñu lu ëpp ñeenti téeméer ak doomu aadama yooyu faatu seen i doom seen bakkan des na fa ñoom nag ca Kayaar la ñu amal ab toogaanub ñaxtu ngir rek di fàttali nguur ak Sénégal dige yi dañuy dem ca Kayaar fekki fa Cheikh Anta Diop ak Silatir kat yi nekk ci Kayaar ànd ak seen njaboot dikkoon ci quai de pêche bu Kayaar doon amal taxawaayam ñaxtu ne nañ bël bi nga xamante ni moom moo nekk Ndar war nañ koo defaraat ndaxte lu toll ci ñeenti téeméeri nit de xayma nañu ko di ay nappkat bokk ci ay waa Kayaar yoo xamante ni faatu woon nañ ca ñoom ñi ngi sàkku nag ci kilifa yi ñu jël ciy pexe. tey jii nag ñu daje woon fii si Kayaar li ko waral mooy jàppale suñuy mbokk ci jafe-jafe bi nga xamante ni ñoo ngi koy dund ñun mool yi lan mooy jafe-jafe bi mooy Brest de Saint-Louis mooy bël bi. ku ne gis na ni 2003 lañ ko ubbi woon tey mi ngi si 17 kilomètres de longueur at mu jot presque 40 personnes dina fi génn àddina tey bi ubbee Brest bi ak léegi si mi ngi toll si ñeenti téeméeri nit ak fukk ak ñeent yoo xamante ni génn nañ àddina ñooñu bokk si ñi nga xamante ni si ñooy ay mool yoo xamante ni si ay père de famille la ñu woon wàcc fi ay njaboot li ñu gën a soxla fi mu nekk nii mooy balisage ak dragage bu li nga xamante ne si moom mooy bëlu Ndar bi suñ ko defaroon tey ji économiquement ñun waa Kayaar dinañ si gis suñu bopp parce que dañuy napp ji di dem fii ba Potou dem suñu essence jeex fa duñu jàpp jën mais duñu def lu bokkul ak wëlbati ko ñëwaat ba Kayaar lakkaat ay millions. Madické Seck mi nga xamante ni moom moo jiitee gaalu looce yi moom sax nee na mbir mi day jéggi na dayo lool ba tax na ñi ngi ciy sàkku ki nga xamante ni moom mooy jëwriñ ji nga xamante ni moom moo yor wàllu napp gi di Aminata Mbengue Ndiaye mu taxawu leen ndaxte dige bi dafa yàgg. avant président mooy ministre de la pêche. nappkatu Kayaar yi nag xamal ne ñu ngi cëb dëcc ndaxte ñaar ci ñoom dañoo génn àdduna ci fan yi ñu génn ab fuudude moom moo dal seen kaw ci biir géej ba ñu ñàkk ci seen. Xant Diop ñu sant la gërëm la wax ci leneen mu mel ne coow la juddu woon ci institution Sainte Jeanne d'Arc pënd ba wuri na diggante nag gisee bi amoon dox diggante jëwriñ bi ñu denk wàllu njàng ak njàngale ak itam kilifay boobile daara ci gune ya ñu dàqoon ndax gune ya dañuy muur seeni cër mu mel ne nag ñaar fukk ak ñaari njegemaar yooyu li ko dalee alxamis fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru sàttumbar di alxamis bële mën nañoo delluwaat ca daara ja ndax gindiku am na ci la ca bees nag mooy gune yooyee kol yi ñu fas yéene di muuroo waa daara ja ci boppam ñoo leen koy jox Alxasan Ba dellusiwaat ci ponk yooyu. déggoo am na ci mbiru institution Sainte Jeanne d'Arc ginnaaw bi nga xamante ni nag coow li bëri woon na fi ku nekk di jóg di wax ay manifester sax ñu ko doon nemmeeku ci kanamu l'école bi mu mel ni coow loolu sax dem na ba biti réew ministère de l'éducation boobu ba léegi nag mu ngi dox tànki jàmm ci mujjantal gi déggoo dox na digganteem ak
école bi waxtaan yi ci ministère de l'éducation la amee mu mel ni kon ñoom ñi nga xamante ni ñoom la coow li concerné woon administration institution Sainte Jeanne d'Arc jigéen yi nga xamante ni dañuy muuru ak seeni waajur ci mujjantal gi ñu déggoo ci ay poñ ñetti poñ la nag ginnaaw waxtaan yi nga xamante ni daanaka toll na ci ay waxtu ci guddib mercredi jàpp jeudi bi ci li ñu déggoo nag ñoom pàcc yi bokk na ci 22 ndongo yi nga xamante ni dañuy muuru te ñu dàqoon leen danañu dellu ci waat ci école bi jeexal année scolaire 2019-2020 li ko tàmbali nag fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru septembre bi ñu nekk bu weesoo loolu élèves yi daañu sol ay fulaar wante nag fulaar yi ñoom école bi ñoo leen koy jox fulaar yi nga xamante ni du muur itam tenue bi nga xamante ni ñoom la ñu sol bu weesoo loolu itam njabootu ñi nga xam ne ñoom la concerné l'école bi dana leen dalal benn par benn ci teewaayu kii nga xamante ni mooy inspecteur d'académie ñu fexe nag ba xool nana la ñuy def ba ñoom ñi ñu respecté li nga xamante ni jot nañ kaa déggoo li ni mel nekk li nga xamante ni am na solo loolu ndax boo xoolee coow li bëri woon na wante nag ci mujjantal gi mën nañu jàpp ne ñoom mën nañu noyyiwaat bu baax a baax te nee na ñoom ministère bi lu ñu visé ci li nga xamante ni mooy déggoo bi mooy fexe ba jàmm am dal am itam ñu fexe itam ba ndongo yi ku ci nekk mu doon sa intérêt. Alassane Ba ñu des ci njàng ak njàngale doxantu ba Cabrousse fekk fa nag benn daara boo xam ne ñu ko taxawal di congrégation des pères piaristes ñu ne nag ñoom foofee ca Cabrousse daara la joo xam ne ay catholique ñoo ko taxaw waaye dañoo ibbil seeni buntu bépp doomu aadama moo xam lan nga gëm ak fan la sa gëm-gëm toll dañuy ànd seetaan élément bi Boubacar Diassi moo ñu koy amal. ni dañoo am jafe-jafe ci xarala gi waaye du ñàkk rek ñu dellu siwaat yi ci suñu yeneen jotaayu xibaar ñu des ba tey ci xibaar yi wax itam ci projet boo xam ne da doon bind taarixu Sénégal li ko dalee ca njalbeen ga ba suñu jon yàlla tey ji mu mel ni nag coow juddu na waaye lu ci mën a am rek comité de pilotage bi ki ko jiite di professeur Iba Der Thiam taxaw seetlu bi ak Mame Biram Diouf. ñu xoolaat suñu histoire ngir xam démb waaye waajal ëllëg loolee am na solo xam-xamu histoire bokk na ci li tabax citoyen bi te sax mu respecte bu baax kon ay valeur am ak civilisation am doonay kàddu yu président Macky Sall yëkkati woon fukk fan ak juróom-benn ci weeru sulet gi ñu génn ba ñuy présenté juróomi volume yu njëkk yi nga xam ni kon moo aju ci histoire u Sénégal boobu ak léegi bokk nag ci ñaar fukk ak juróomi volume yi nga xam ne ni kon war nañu génn projet bi nag ñu nas ko ci njeextalu atum 2013 communauté scientifique bi jiite ko ñu ubbil ko ñëpp bokk na ci nag ñi ci liggéey ay enseignants chercheurs rawatina ay historiens waaye ay géographes ay philosophes ak it ña nga xam ni kon ñoo teewal këru diine yi fii ci biir Sénégal. ci financement bi nag lu toll ci 250 millions ministère de la culture dugal ko ci 100 millions mairie bu Dakar 20 millions président Macky Sall waaye it fukk millions yoo xam ni jóge na ci fondation Cheikh Anta Diop. professeur Iba Der Thiam mi nga xam ne nag mooy coordonné comité de pilotage bi moom dafa jàpp rek ne bind histoire ci lépp loo xam ni kon war na ci tegu loolee rek day ñëw jëlee lépp loo xam ne rek ay xaj ak seen la kon leeral bu baax na mbir yi tëddee waaye it lu aaju ci mbirum économie moo xam social koom-koom ak mbirum diine lépp rek ñu mën kaa teg ñu xam bu baax ñooy kan. moom mi nga xam ne nag ci fanweeri atam ak juróom jot na am kon maîtrise histoire am doonoon ci atum 1972 jóge ci doon agrégé d'histoire laata moo doon maître de conférence ci université Cheikh Anta Diop bu Dakar ci atum 1974 mu jot a bokk nag ci comité scientifique bi nga xam ne liggéey na ngir ñu taxawal ab téere jëm ci histoire générale bu Afrique. ci coow li nga xam ne nag judd na ci 4e volume un 4 tome 3 jëlee kon ci atum 1817 1914 ci bépp poñ boo xam ne nii kon laal na période boobee ñu gis rek ni xootalaat liggéey bi ak chercheurs yi taxawaay gañ ci war a am na solo ci numéro ya nga xam ne ni kat war nañu génnaat te ñu koy xaar. Mame Biram Diouf ñu sant la gërëm la wax ci leneen mbokk yi ca Cour des comptes nag ab atelier de restitution la mu aju nag ci audit nguur gi waaye itam wàcce naka la ñuy def ba daal di rek jëmal lu jëm ci ODD yi dañuy teewlu Mamadou Faye jiite Cour des comptes mu dellu soir ci solos ndaje moomu kàddu yi kii ko taataan di Thiaba Aliba ànd ci ak Mohamed Dieng. si li ñuy tuddee agenda 2030 maanaam fi Sénégal ak yeneen dëkk yu bari bëgg yóbbu boppam fekk 2030
loolu nag mu tënkoon ko si lu xam ne maanaam fukk ak juróom-ñaari mébéb la yu xam ne vraiment foofu la Sénégal bëgg jëm te mu ngi fi bëgg jëm àgg fa ak ñëpp maanaam duñu bàyyi kenn si ginnaaw loolu bi nu defee ceytu bi nag comme ñun juridiction la maanaam lépp lu ñuy def peuple bi moo ko moom moo tax ñu oote ndaje tey si financement boobu Nations Unies ñu ngi leen di gërëm di leen tàgg ñu oote ndaje o partie prenante yëpp maanaam assemblée ñëpp presse bi la remise bi vraiment bëgg nañu mu am si mois de septembre bi remise u rapport 2015 2016 ak 2017 yooyu yëpp bëgg nañu mu am si mois de septembre te fi may wax ak yow convoqué naa sax comité des rapports et programmes pour Cour des comptes pour ñu examiner rapportu public général bu 2018. ñu wax ci leneen muy IPRES di kër googu nag di toppatoo waaye retraité yi fii ci Sénégal ak seeni payoor ak lu ni mel xam ngeen ne coow juddu na fa ndax kii di Mamadou Diagne Sy Mbengue jiite googile kër moom nag tontu na kuréel gi lëkkale waaye retraité yu Sénégal yi ko doon joxañ baaraamu tuuma ne daal dafa luubal lépp lu ñëpp bokk ca googile kër moom mi jiite IPRES nag daal dinay weddi kàddu yi ne kàddu yu tuuma la yu ñu gàll ci ab dam lu jëm nag ci lañu ne rek na fa jugee moom Mamadou Diagne Sy Mbengue rek ne conseil d'administration bi ñuy jël boobu la dogal waaye du beneen kuréel moom nag Mamadou Diagne Sy Mbengue démb la yëkkati kàddu yooyee di tontu nag ñi nga xam ne ñoom ñooy way retraité yi mu ne kàddu yenu yëkkati woon jëmale ci luubal googee aram mosu faa am moom nag kàddu yooyu la xamle. ñu wéy ci biir xibaar yi wax nag ci leneen muy dawalkat yi rawatina borom moto yu mag yi ñuy fàttali rek askan wi ne li ko dalee benn fan ci weeru sàttumbar bi danoo taxawal seen liggéey bokk na ci nag lenn ci règlement wundu nag loolu di UEMOA mu aju nag ci charge à l'essieu di woto yu mag yi la ñu àndul ñu ne nag boobu ñu taxawal liggéey bi dinañ ko wéyal di am te itam lépp lu leen ca fekk wala lu ca fekk rek ñiy jëfandikoo woto yi dinañ ko gàlloo ci noonu dañuy teewlu moom ak Sourang seen ndaje ak taskatu xibaar yi ca Diamniadio moo yëkkati kàddu dénk ko Ousseynou Thiam. responsable lañu ñu ngi def évaluation gis nañu ni tàmbali naa impact bañ ñu jaxase nañ ak population bi moo tax ñu bëgg a attirer attention wu population bi ci lii xew transport fépp a metti li waral syndicat yi taxaw fi transport urbain transport interurbain transport yëpp dafay secteur boo xam ne dañ koo bàyyeeg boppam nañu évaluer politique publique yi ñu teg boo xoolee politique publique yi ñu teg xam ne du luy impacter pour l'épanouissement du transport. li ci kanam rawu li bët ñun gréewuñu arrêt de travail la ñu wax nañuy defee gréew xam nañ ko ñun gréewuñu ñoom moom suñu alal ñoom bu ñu mënee xaar ñun mën nañoo xaar léegi nag li may bëgg rek mooy population bi xam ni ak lu mënti xew ëllëg du ñun. màggalu Touba ngi jub si leneen a ngi ñëw leneen a ngi ñëw ku ne xam na ne bisu màggalu Touba mooy la plus grande ville de consommation du Sénégal dara demagu fa. ñu dem ca Médina Yoro Fula foofee nag askan wa ñu ngi xaar rek ci nguur gi ay diggeem mu sàmmonte ak moom bokk na ci nag foofee ca Fuladu yoon wa ñu defar ko ba mu gën a ñoŋ lu ci mën a am nag xaar googee ñuy xaar am na benn kuréel ñu koy woowee ANRAC moom nag ñëw na rek jël ndimbalam jox leen ko rawatina soxna ya fekk baax ca Fafa Kourou nekk ca Médina Yoro Fula Abdoulaye Diallo la ñuy fekki ca Fuladu. Médina Yoro Fula ñoo yàkkamti lool gis liggéey yi leen nguur diggoon ci wàllu defar yoon bi ñu duppee Boucoul di Fuladu bi war a jëm diggante Médina Yoro Fula Patta ak Fafakuru Kolda. ba tey président Macky Sall ñëw na fii Fafakuru en 2012 dafa ne woon en tout cas département bi dina am goudron bu soobee yàlla bu bés bu toogee boobu ba léegi nag ñu ngi xaar mètre goudron sax amu fii si département bi ñu ngi ñaan gouvernement bi nguur gi. nanu fexe en tout cas département bi au moins lu nu tàmbale loolu mën a wéy. ngir indi dal ca boobee askan kuréel bu ñu duppee l'agence nationale pour la relance des activités économiques et sociales en Casamance wala ñu naan leen ANRAC moo baaxee jigéenu Fafakuru ay koppor. département Médina Yoro Fula mën a
am en tout cas li nga xam ne mooy développement bañ ci liggéey ñu gis ne am na benn kuréel bu am solo bi ñu tuddee GIE Muñal bi nga xam ne mu ngi fiy yëngu ci wàllu agriculture ci wàllu mbéy ci wàllu maraîchage ñu jàpp ne ñun ànd rek war nañu mën a dooleel indi suñu ndimbal donc suñu contribution ci liggéey bi nga xam ne jigéen ñi ñu ngi koy def fii au niveau de la commune de Fafakuro donc looloo waral tey ci kilifteef sous-préfet bu commune Yoro bu Fafakuro ak autorité municipale bu Fafakuro yi tamit ak population yi ñu dajee fee pour jagle leen financement bi nga xam ne 1 million la pour que ñu jàppaleen ci liggéey bi nga xamante ne sumb nañ ko. ànd ak financement bu ñu indil fii dinañ indil nañ loo xam ne dinañ indil njëriñ bu rëy léegi am nañu moyen loo xam ne mun nañoo liggéey comme ni mu waree loo xam ne dañuy liggéey di dugal di génne waaw loo xam ne dafay am njëriñ ci askan bi nekk ci biir Fafakuro ak li ko wër. ANRAC yàggoon yëngu ca benn bor kese ca Casamance moo daal di tàmbalee liggéey nii ca yeneen gox ak i diwaan yu ci bët saalum réew mi. Abdoulaye Diallo jërëjëf bu nu jugee ca Fuladu ñu jàll ca Goudomp poste de santé bu Baguère moom la fa amul bari na ñu ne sax way tawat yi bu ñu leen waree jàllale coono yi neen la ñuy dund ndax itam amuñu ambulance naka noonu bëgg nañu maternité ñu tabax ko fa ba infirmier chef de poste sage-femme bi mën a liggéey seen liggéey ca na mu waree ca Goudomp dañ fay fekk Bakar yi compté mand ak xaali jàmme. population yi nekk fii ci diwaanu Bagnères di ne dañu bëgg ñi tabaxal leen mur bu clôture bu poste de santé bu Bagnères wante tamit ñi tabaxal leen logement ICP bi ak sage-femme ak benn maternité lu ëpp ci 30 villages nekk ci population yi commune bu Dioudoubou ak Bagnères ñoom ñëpp dañuy fréquenter poste bu santé bi. poste bi te am nañu soxla bu urgent tey mooy clôture bi parce que boo leen xoolee tout autour là donc c'est des problèmes. C'est trop exposé le poste et on est à côté de la brousse, de la rizière. Donc à part ça, on a solo nañ tamit ci logement ICP ak sage-femme bi. Donc yàlla dool na ne am nañu ICP am nañu sage-femme mais fu nekk nii amuñu logement. Une trentaine de villages qui polarisent ce poste de santé parce que y a la commune de Bagnères et la commune entière de Dioudoubou qui polarisent tout ce poste. évacuation maladie nekk la jafe-jafe bu tar population yi di ne dañu bëgg benn ambulance. l'évacuation ça pose problème. c'est au niveau de Tanaf. ñi ngi am ay jafe-jafe yi tar surtout ci évacuation maladie ndaxte amuñu ambulance parfois sax Tanaf la ñuy woote bu fekkee dañu am ay cas urgence moo tax ñi ñaan autorité locale administrative ak ministre de la santé ñi jàppale ñu ba ñun ñu mën a am benn ambulance. à octroyer une ambulance pour le poste de santé de Bagnères. si cérémonie bi réception garab yoo xamante ne mairie bu Bagnères moo ko daal di maye lu jëm ci 2 millions 400 foofu nag la askan bi daal di xamle jafe-jafe yoo xamante ne poste bi moom lay dund. fekk si nañ ci ponk bu mujj li ci yéenekaay ak El Hadji Assane Gueye. ginnaaw ay jàmm gindi ku am biik ca l'école institut Sainte Jeanne d'Arc observateur xëy xamal ñu ne daara jë nangu na dalalaat ndongo yenu fa dàqe woon waxtaan yi ba xaaju guddi biik ca dalub ministre éducation Mamadou Talla ca Diamniadio léegi ñu ne daara ji waxatul waxi muuraay wala tere gi waaye it waay juru ndongo yi nangul nañu leen ak coppite ci colu gune yi rawatina ñi daan lank sol yenn tenue sport yi bu ñu amaan épreuve physique li ko dalee alxamis ji di ñëw fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru sattumbar gi nag xale yi daañ dellu classe boobu tollu waaye ci institut Sainte Jeanne d'Arc na ko noonu it wàllu waame gi fu ne ginnaaw taw yi moo waral ci gis-gis observateur président Macky Sall gàttal nganam bitim réew ñibbisi démb wooteelum conseil des ministres tey ca palais ba yéene kaay bu groupe Futurs Médias jàpp ne kon institut Sainte Jeanne d'Arc ak waame gi fu ne ginnaaw taw yi nawet bi dina bokk ci li gën a fës ci waxtaan yi tey ca palais ba réew mi nag di Sénégal fan yi mel ni fu nu siw kaani Moustapha Diakhaté Ibrahima Sène ci laas di xasantey nay gune ndax tolluwaay la ca institut Sainte Jeanne d'Arc Moustapha Diakhaté dafa jàpp ne Ibrahima Sène daa umpale l'islam teg cag ngore dig intellectuel moom sëñ Sène di wax ne sëñ Diakhaté ab karnasu la laas ne coowal muraay gi nag ci institut Sainte Jeanne d'Arc faf na xaajale waa Benno ndax ñaari kilifa yëpp ci Benno Bokk Yaakaar la nu bokk feneen fu xaajale am di ca IPRES diggante directeur général ba ak président conseil administration bi Les Échos xëy ne Mamadou Sy Mbengue DG IPRES ma ngay wilipande PCA ba Racine Sy mu ne moom sëñ Sy ci boppam nangu na sax ne yéeneem mooy gis ko moom sëñ Mbengue mu jugee ca bopp IPRES Mamadou Sy Mbengue di leeral nag ci yéenekaay bi ne benn pexe di manigance
confiance du tax mu jóge ci bopp kër googe ci Le Quotidien mu teg ca moom sëñ Mbeng ne su dee lu ñuy wax yépp ci wàllum crise ma nga ca IPRES ana lu tere conseil administration bi woote ci ndaje Vox Populi moom gis ne DG IPRES ci boppam caafa ngay xëm ci moom ndax jamono yi président Sall moom la teg bët moom lay diir moo waral muy dal ci kaw Racine Sy ngir setal boppam waaye président Macky Sall ci boppam tal na boppam ci gis-gisu yéenekaay bi di Source A ndax ñu ne muy moom di nguuram di njabootam fu ne ay xeer jëmee ci ñoom jamono yi ci amul kenn koo xamante ni taxaw na ngir wallu leen yéenekaay bi fexe xam lu waral amatul kenn ku ko soldaarul di ko défendre ñu ne Mohamed Boun Abdallah Dionne Amadou Ba Mame Mbaye Niang Souleymane Jules Diop Mamadou Mamour Diallo Youssou Touré Siré Dia Amadou Lamine Dieng ñoom ñëpp daan sol mbubbu avocat di ko défendre waaye la mu leen jural mooy xorom suñu fayul naar ba ginnaaw bi ñu leen pàccalee ne limon dañ leen sànni ca ñag ba moo waral it ñu ne patt jamono yi maa ngi doon wax sànq ne réew mi du saf fu ñu siwkaani xeeñ ndax xulooyi léegi ba ci kilifa yi ak mbindaatum taarixu Sénégal histoire générale du Sénégal ay histoire nag la mujjee Vox Populi ne coow li topp na professeur Iba Der Thiam ak ñamu séqal mbindaat mi ndax nag mer gi du rek njabootug ñaseen ña ngay sax waajal ab dox ajuma ji Ahmed Khalifa Niass moom ab plainte la wax ni moom lay def jëmee ci ñooñee bind histoire bu Sénégal njabootug njegee nit yéene kaay bi ne ci Thiès ñu nga mer ba futt ndax ci mbindaat gi dañoo jàpp ne da ca ami xibaar yu wérul yu ñeel El Hadji Amadou Sakhir Ndiégène professeur Iba Der Thiam ak ñi mu àndal nangu njumte yi diggéey jubanti Les Échos moom réeroo yi ci géew politique bi ci biir waa opposition bi ci boppam la xëy dialogue bi ñu sumb ci réew mi dialogue bi ñu sumb ci réew mi moo leen féewétle ndax ku mel ni Abdoulaye Wade Ousmane Sonko Barthélémy Diaz ak njiiti CRD yépp ñoom dañuy ŋàññi opposition bu teew ci boobépp dialogue jamono yi ñoom ñooñee tontu leen ne du ñoom ñoo leen di abali gët di leen xooloo fu leen neex boobu opposition sax Les Échos dafa gis ne ci xeex bi ci terrain bi dafa mel ni mouvement citoyen ñoo leen roppi wàllu sport football journal Record ne match xarito Brésil Sénégal ca Dakar ca Bangladesh am nañu yaakaar weeru octobre mu am date FIFA la yéene kaay bi ne waxtaan yi diggante kilifa ñaari wàll yépp mu ngi dox ca ku moywul laata njeextalu ay bés bi juboo feeñ wàllu lamb Bombardier moom mbégte lay doon ci moom mu ne mu nangul deuxième chance Balla Gaye 2 Modou Lo it su bëggee revanche mu ne xayrul ci observateur la ko waxee moom Bombardier nag ñu fekk ko ci laas mu naan couronne bi di bu roi des arènes laata muy à la traité ji dina ko jëlaat Balla Gaye 2 ak Modou Lo nag mu ne duñu ay roam noppi na nag ngir may leen revanche ci record rëg-rëg moom ki mu bëgg mooy le roi ci boppam Modou Lo lay sàkku ñu jox ko population yi nekk fii ci diwaanu Bagnères di ne dañu bëgg ñi tabaxal leen Ajasat ñu sant ko gërëm ko sant leen tamit ci safo bi ak kóolute bi rédaction bi jik leen daje ngoon ci kattan yàlla desandi leen ak programme yu télévision Futur Média jaa ngeen jëf ci seen cofeel safo gi ak kóolute bi ñu yendu jàmm